soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane. bërëb bi nga xam ne moom lañ tuddee kër xasida yi ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi mu nekk chantier boo xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mu ngi ko dénk waa daara Hizbut Tarqiyyah ñu war koy liggéey mu nekk xeetu bibliothèque boo xam ne xasida yi Cheikh Ahmadou Bamba yi rek lañ fay denc loolee liggéey bi door nañ ko ñi nga xam ne nag ñooy saytu liggéey bi ci visite de chantier bi nga xam ne ñu ko doon amal ci complexe bi ñëw nañ ci bërëb bi fekk fii Serigne Atou Diagne ak mboolem ñi nga xam ne ay techniciens lañ ñu ànd ak ñoom liggéeyu kër xasida yi ñu leeral Serigne Mame Thierno Mbacké moom Serigne Moustapha Bassirou li nga xam ne moo jëm ci kër xasida yi liggéey bi naka lañ ko fas yéene amalee waaye mu nekk liggéey boo xam ne qualité la fas yéene doon lépp loo xam ne laaj na ko daañu ko ci def ndax yéene daara Hizbut Tarqiyyah moo di ñu liggéey ko liggéey bu mucc ayib boo xam ne day méngoog jamono. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin Serigne Thierno en tant que coordonnateur liggéey bi ci turu Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy maître d'ouvrage ak maître d'ouvrage délégué muy Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Cheikh Abdou Khadir maa ngi leen di nuyu wàlle tous les services ak bureau yi nga xam ne yaa koy coordonné ci turu sëñ bi di sant bu baax nag yàlla ginnaaw bu ñu santee sëñ bii nga xam ne moo seet ci coobare boppam de façon délibérée de façon souveraine mu ne ñu damay tabax këru xasida yi waaye yéen ñi laa ko bëgg àndal muy lu rëy loo xam ne bi ñu demee ba weeru shawal bii paase rek mu ne bëgguma mu weesu ko jox ñu ñaan ñu daal di ñëw tàmbali kër gi nag moom boo ko seetee ci wàllu jamono mooy bibliothèque nag dafa am ay normes am yu muy bëgg am yu muy bañ li ci jiitu mooy emplacement bi ñu ñëwee études yi ñu fekk mu nekk fi ànd nañ ko ak ñi koy liggéey càmbar ko xool ko bu baax waaye yàlla def muy études yu tege ci yoon ci wàllu suuf si topp nañ ko ba 2 mètres lu topp mu nekk un terrain qui est sain amul ndox bu surface bu koy lëjal amul ndox souterrain bu koy lëjal point de vue géomorphologique yi tamit le terrain était encore clean loolu yëpp ànd nañ ko ak ñoom xool ko ba ci îlot yi nga xam ne moom la ñuy jox il a fallu que ñu amandoo ensemble le polygonal de base ànd ak suñu techniciens yi ci ndax fii aventure la boo xam ne dafa rëy pour que l'aventure ne soit pas aventureuse il a fallu qu'on travaille en collectif mobiliser l'ensemble des techniciens de Hizbut Tarqiyyah pour ñu mën a communiquer ak yéen bu baax bu gaaw loolu kon bokk na ci li ñu gën dimbali ci emplacement bi non seulement on a un polygonal disponible au niveau du service topographique mais nous détenons le polygonal de base de la ville de Touba de la borne 1 à la borne N donc loolu kon vraiment sant nañ ci yàlla di féliciter itam ñi fi jiitu def loolu boobu liggéey mooy bu am solo ndax bu amoon tuuti xam-xam moom amul frontière kenn moomu ko soo amoon tuuti loo xam ne luñ ci kii itam dañ koy àndandoo jubbanti rek te ka koy jubbanti ka am dëgg du mën a bàkk loolu bu jàllee mu nga xam nag ni mooy ginnaaw sëñ bi joxe na bis organisation chantier bi ñu organiser chantier bi xam li ñuy def ndax architecture moo jiitu ndax plan bi ngay jox architecte bi pour mu jàllale ko ci bureau d'étude bi ñaar da ci am plan bi moom yow miy def plan da ngay xam li nga bëgg def plan mooy mën nga ko defal lu comme mën nga ci def say pexe donc da ngay xam li nga bëgg it su fekkee bëgg nga mu tudd bibliothèque yu mel ni yi am ci àddina bi il faut nga respecter ñooñu la ñu respecté mënul ñàkk loolu kon ñu def ko ba mu egg ak jàmm ñu rafetlu ko ñu juboo ci nga xam ne suñu équipe technique yi des architectes sans lettres donc ñoo ko taxaw ànd ko ak ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk muy doon loo xam ne dañoo agsi rek ñu ubbil ñu seen i bunt
j'en profite d'ailleurs pour remercier Thiaw Kandji devant directement sëñ Thierno wax dëgg yàlla ubbeeku na lool envers nous ñu xool ba liggéey ba juboo ci foofu ba am daal lu ñu teg lu mën a jàll bi mu jàllee dem ci bureau d'études yi tamit boo calculer leen ne ku mel ni maam Thierno ni ma teeroo mënuma ko ñàkk féliciter mënuma ko ñàkk remercier parce que sëñ bi mënoon naa wëndeel bantu bibliothèque bi dóor ko Daaru Xudoos su boobaa kon du ma ko gis mënoon na ko wëndeel dóor ko Daaru Minam kon su boobaa du ma gis kenn ci ñi fi taxaw kon jaadu na ci su ma fekkee loo xam ne sëñ bi waajal na ko ba noppi mu ne ma loolu yëpp sa disponibilité la kon su ma amee tuuti xel loolu mënut a bañ a dàqanteeg ma dafay pexe nag ndax ku ñu dimbali ku ne day fekk nga sóob ci say loxo loolu kon am na ci partie étude ba bi ñu agsi fii ñu agsi tey loolu kon bi organiser chantier bi ñu gis ne ouvrier bii nekk atelier de chantier képp soo ko bàyyee ci naaj bi sa pertement la rendement bi da ciy feeñ donc ñu ne kon nañ yóbba c'est que mu bàyyi woo loolu doo ko mën a bàyyi wanag wi ay catégorie la doo mën a bàyyi magasin doo mën a bàyyi semaine bi ñu ñëwee it fekk nañ fi ay encombrement sur l'emprise parce que emprise bi moom lu am importance la mooy fekkoon nañ fi ay bâtiment yoo xam ne bu ñu ko dindiwul woon du ñu noyyi du mën a am tu ne pouvais pas respirer tey poumon bi ñu am nii yëpp li ñu ko may mooy dindi loolu on s'est battu ba def ko moom itam en temps bu réglementaire ñu def ko mu nga xam ne kon organisation chantier moom mooy li am fépp rek ñu respecté lépp def benn baraque de chantier pour liggéey ñi nga xam ne ay borom xam-xam ñu mën di fi ñëw ñuy mën a jàpp dara ba noppi ñëw gis terrain bi mu bëgg ñu mayaat ñu war a toogaat ñu bëgg ko xolandoo def ko ba mu baax kon loolu phase yooyu bi ñu ko jàllee li des mooy ñu wax tuuti kon ci li nga xam ne mooy jëmmi bâtiment bi bibliothèque dafa am lu muy nangu ak lu muy bañ te dafa am loo xam ne c'était on l'a trouvé préétabli muy îlot bi nga xam ne moom lañ ñu affecté îlot bi sax sëñ Maam Thierno moom dafa ko étendre lool mais loolu mooy la nga xam ne moo waroon am ndax bibliothèque dafa am loo xam ne 4 côtés yépp soo ko amul ci emprise ëllëg mën nga tooñ mën nga lor boo tey bu ñëwee bu ñu paree bi dem ci plan yi di ngeen gis li nga xam ne mooy plan bi nga xam ne respecté nañu les normes de construction d'une bibliothèque ñi nga xam ne dañu am benn génn tuuti bu ñu génn ci îlot bi ñu demee ba xam ne îlot bi mënuñu ko wiñaar dinañ leen won tam nan la ñu duggee ci biir ak ni nga xamante ne moom la ñu war a jaar ba lépp xaj ci biir li ci des nag su fekkee am na benn aspect benn côté boo xam ne ñii saytu bibliothèque ci àddina bi bu ñëwee bu ñu defee dañuy yaakaar ne ñun dañu xam loolu on leur donne un rapport donc loolu kon bokk na ci li nga xam ne ci côté emplacement barab bi lu bokkul ak li nga xam ne mooy li ma doon wax muy l'aspect géomorphologique l'aspect hydrologique l'aspect sécurité ak li nga xam ne PPR yi prévention ci wàllu risque yi donc kon loolu yaakaar naa ne bi mu jàllee jëmmi bâtiment bi kon dañ koy daal di daganal dañ ko daganal topp ko ba lépp sotti ñu daal di nag gis ne li ëpp ci bibliothèque bu ñu koy wax livre moo tax c'est l'argument dominant mu nga xam ne dañu def nag li nga xam ne moom la ñuy wax le magasin de rayonnage ñii di ko wax magasin de stockage loolu def nañ ko en 3 niveaux muy rez-de-chaussée bi premier niveau ak deuxième niveau ak souterrain bi nga xam ne day nekk imprimerie ak édition kon loolu bu ngeen xoolee image yi di ngeen ko ci gis bu dee ci wàllu fonctionnement bi ni muy demee lépp luy ànd ak bureau bi buy ànd ak bibliothèque ba ci li ñu toll nii ci jamono mooy Covid-19 bi muy mise en quarantaine le livre qui doit être mis en quarantaine même ay barabam prévoir nañ ko parce que këyit bu jógee fële dafay indaale jàngoro boobu dinañ ko naj ba nga xam ne moom du wàll ñu mu fi fekk loolu kon ak trier muy àndal ak la muy am def yépp personnel bi am nañ seen wàll
bunt yu ñuy duggee fu ñuy jaar foo xam ne ñoom rek ñoo fa sañ a jaar public bi am na fu ñuy duggee nga xam ne du yéegukaay yéeg yëpp escalier yi ak ascenseur yeeg yëpp fàgg nañ ko ci mais livre dafa bari ay contraintes tey loo technique soo ma ko joxee day mel ni man damay xalaat ne ki may jox loo technique xam na lépp lu war dem ci bibliothèque parce que man sama humidité relative dafa sensible sama humidité absolue dafa sensible tey dañ koy monter defal koy automate ba nga xam ne moom su ma duggoon avion di dem Union soviétique wala may dem feneen mën nay contrôler fii automate bi daf may wax sa humidité relative sa humidité nangam sa lii nangam donc li nga xam ne mooy le traitement de l'air daf ko def ci soxor këyit la da ngay def say désenfumage sa sécurité incendie yi mu àndal yëpp bañ na ba béton bii ñuy def nii am na foo xam ne bu fa tolloo am na ñoo xam dañuy wuti ay déshydrateur ça veut dire que ndox miy des ci biir béton bi day am impact ci biir livre bi donc loolu foog nga xam ko yóbbaale ko à chaque fois bu ñu la bëggee yàkkamteloo sax nga bañ boo deful déshydrateur boo demee ba ci sa plancher lépp luy tiim livre moom bu fekkee respecté nga li ñu la wax da nga koy def des planchers alvéolaires nga xam ne bu ñu ko indee fii ay machine a koy yëkkati yu mag ñoo koy teg ci dal bi nga xam ne partie bi dem livre li gi des on peut revenir au classique mën nañ delluwaat ci ni ñuy defaree kër normal donc loolu kon pour wane rek ne li ci ëpp ci farata yooyu nga xam ne mënoo ko bàyyi moom dañ koy bàyyi nañ ko xel bu baax jéem nañ ci le maximum possible te duñ ko bàyyi ba ñuy eggal donc boo duggee kon ci duggukaay bi ba agsi ci hall d'entrée bi di nga am ci sa ndijoor kër sëñ bi suite la parce que lu mel nii kenn mënu ko liggéey te doo am photo donc am na suite am na salle d'attente ak yi mu war a àndal yëpp ci commodité boo tourné ci côté bi des am na li ñuy wax auditorium moom tam am na salle d'attente am sas amaale auditorium ak li auditorium di àndal lépp ci wàllu kii amaale ci biir auditorium diggante présidium bi ak li nga xam ne mooy public bi une place qui est prévue pour la prestation des xasida loolu yi tamit mu nekkaat spécificité boo xam ne ci wàllu sëñ bi léegi nag ci loolu bâtiment bi dafay am xel mooy bâtiment bu intelligent maanaam xel mi muy am la tax nga di ko waajal jumtuwaay yooyu da nga koo waajalaate ci tabax bi ndax bu dee bu nit duggee ak bu génnee doo taxaw naa sëñ bi kat yow foo jëlee li loo yor li loolu am na leen lu koy remplacer dafa am lu koy remplacer loo xam ne du ñu wax ak moom duñ def ak moom dañ koy jaarloo fi muy jaar rek bu fa jaaree su pare dinañ xam ne kii daal nu ko neex doxe ci biir su génn jotee itam bu matalee sart yi te kenn du wax ak moom mën naa génn dem gàcce nga la donc loolu check in check out la boo xam ne fokk da nga koy liggéeyaale mu des nag léegi consultation dafa bari exigence ndax téere bi bu fekkee da ngay able téere day am nu muy doxe loolu itam yëpp ñu ngi koy fàgguwaale bàyyi ko xel bu fekkee dafa amaat benn stock da nga koy bàyyi wala xel mais ci biir bâtiment bi sooy liggéey suñ la ne par exemple norme de base bi si tu as 20 000 mètres linéaires 20 000 mètres linéaires maanaam 20 kilomètres soo amee 20 kilomètres de livre yaa ngi war a tabax 3000 mètres carrés minimum te man nga bàyyi xel ne awma 3000 mètres carrés maa ngi ci 1900 2000 maximum donc da nga ko téye su ma amee 2000 maximum ma jël sama mètre linéaire calculer ko ak sama nombre de livres war naa am kële moom mën na dem ba 700 à 750 livres 750 000 man maa ngi programmé li may am maa ngi programmé 300 000 350 000 livres donc ñaar da ciy dëkk ni ma xate dama ko ci fàgguwaale fu ma bëggee yokk dama ciy fàgguwaale tam livre su ma ko bëggee yokk fekk fukki at ak juróom donc facile donc ñaari critères yooyu mënu ma ko bañee nit ñi dañuy màgg dëkk yi dañuy màgg besoin bi day yokk kon donc loolu teniraale nañ ci compte bu baax a baax ci gàttal daal xam naa su fekkee dama ko bëgg a topp noonu xanaa peut-être mu am ay aspect technique yoo xam ne gars yi mën nañu ci laaj ñu mën ci ne boo bëggee jëm waxandoo lépp du yomb te soo ma laajee normalement ci ban temps ko man la minimum 12 mois xam nga mu amaat étude technique ferrailleurs yi ngay gis ñuy ferraille ils travaillent sur la base
de trois dimensions donc kooku boo takk bu ñu takkee sa bët sax nga mën a ràbb fer kon loolu ba tey gain de temps la léegi kon li nga xam ne moo ci toppaat dañuy ñaan sëñ Touba ci barke maamu sëñ bi taxaw lépp mel ni ci tawfeex waaye yaakaar naa ni noonu rek lay demee mbaamu weesu kon sëñ bi tey jii yow li nga may laaj moom mooy tax ma wala ëlbatiku sant kii ma santoon ci njëlbéen wax la ne la lii ba bu ñu defee lii ba au dernier moment ñëw la leen yóbbaale leen lii beneen liggéey day taxaw bu ñu ma dabee nag kon sant yàlla war naa ko su ma des ko am de kaay loo fi soxla lii nangam boole ma étudier ngi yëpp prévoir nañ ko teg fi kon loolu maa ngi jàpp ne sax li am solo mooy su ma jëlee sama itte boole kook seen itte bu ñu mën a un temps T nga war a def un temps T mooy laay def te loolu mooy li ci am donc on est déjà dans un gain de temps te y a un autre paramètre boo xam ñëw benn facteur boo xam ne muy l'hivernage qui vient war a dajeeg ñun encore mënuñu ko may duñ ko may lu bëri ci moom bëtib waaw donc hivernage bi mënuma ko may mu bett ma wala su bëgg naa ko néewal doole ba nga xam ne su ma bettee du ma teree liggéey te am na nu mu neex bu neexee ba neex damay def 24/24 damay liggéey bu dégg bëccëg kon loolu yaakaar naa ne foofu moom jarul tiit ci ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk jarul tiit ci ñun ñii ñëw ndax ni ñu àndee ba woon fi li mu wane mooy gain de temps kon ñoom gàcce ngalam. côté aspect technologie lu mën ko ñàkk la ndax des bâtiments intelligents lañ ko dee ndax déjà contacté ngeen structure yoo xam ne da ngeen di coopté ngir loolu buñ ci eggee eggaguñ ko. xam nga ki jël nga agsi rek gaare sa oto rek moo la am moo jiitu la nga topp mu ne la loo bëgg fii am na fi loo fi soxlawul boo ko jëlee yow yaa am nga fii am na à 0 mètre de chez moi am na bata data center boobu bu ko amul woon ñun dañ koy obligé wuti parce que li ngay def ci say këyit ak ci say téere ak ni nga koy liggéeyee ak ni muy doxee ba nit ki mën koo jariñoo loolu day laaj ay machines yu am doole di nga dégg ñuy wax machines yooyu nga xam ne moo cloud moom di nga dégg ñu koy wax yooyu foog moom ngay liggéey boo doxoon tey ba am ci sa biir liggéey sax ba installé ba noppi sax am loo xam dafa soxla serveur sur place da nga koy créer ci biir cloud kon loolu fekk nañ fi déjà data center kon xam nga ba tey mel na ne bi ñu mënee architecte baa ngi nii kii ngi ne kii nga ne daal di mel ni loolu moo da ciy dugg amul xàjjaloo lii ba mu duggee fii rek la dugg ci li fi ne kon loolu yaakaar naa ne boo ko bu ñu ci tiitul ci côté technologie ci li ñu fi fekk mënul doon lu ñuy tiit ci suñu côté ndax bu ñu ko fi fekkul woon obligatoirement dañ koy wuti te su boobaa mën nga garanti ni la gën la ñuy def on vient de démarrer weeru Shawwal wi la ak Covid bi nga xam ne moo ci ne ak tey bi ñu defee plan ba nga xam dañ ne tey kat dañoo war a tàmbali tey plan yi génn ba yi dee 3D yi ngay gis ni ma ne du ma tàmbali ñu ne lu tax ma ne dama fàtte ne am na plancher boo xam ne il me faut 1000 kilos au mètre carré am naa beneen plancher boo xam ne il me faut 500 kilos par mètre carré lële c'est des compactus rayon bi day dox comme ni nit di doxee donc kooku dañ koy waajal li ñu defoon ba mu jag gars yëpp dañoo tëjuwaat pendant une semaine téléphone sax boo leen ko woowee doo leen jot bi ñu réglé loolu ba mu tege ci yoon ci la ñuy soog a pare ñuy démarrage bi comme ni ma ko waxoon rek philosophie bi mooy buñ la nee fukk mook sëñ bi tere la bu dem tëngee ñooy naayil kawaiba wal xawaaniya waxtasil inta dunna min hamin raddan la taslam moytul sa mbokk yi ñoom góor ñi nan moytu seen mbokk bu ñu dee jàng baa ñu sàkk xam-xam loolu mooy bu ko jegee bu nekkee tëngéej bul dem mbaaw kon foofu la ñu ne kon dañuy gaaw a forcé muy dem duñu taxaw ba ci implantation bi sax dañuy am gain de temps parce que conducteur beeg ingénieur de structure beeg ñi ñu àndal ñëpp le temps sax ñuy damm seeni angle noonu dañuy démarrer te on sera jamais en porte-à-faux donc yaakaar naa ne kon loolu mooy délai bi yow nag bu fekkee da ngay wutal Sëñ Tuubaa fu mu yem yow caag yow bu fekkoonte ne kii defar nañ ko ba mu yegg mën nañoo jàpp ne war nañ caa defaat lu koy woddaat lu toll ne liñ ci def kon amul njëg buru Màkka bi ko gars yi ne extension bii
kële la ko mu ne xanaa ñu wër ba gis ku ko mën segam moom sàkk ak kii. di nuyu jëwriñ sëñ Atou di ko ndokkeel di ko gërëm moo ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi sant ko di ko ndokkeel ngir ñetti mbir bu njëkk bi mooy yitte ji ndax bi ñu sëriñ bi boole liggéey bi ba léegi muy kër xaside yi ñu war koo tàmbali bis ba ndigal li jógee rek la ci nekk te mën naa seere loolu kon loolu yitte la ak pas-pas ñaareel ba mooy dayoo bi mu jox kër xaside yi dayoo bi feeñ na ci ni mu toll dana feeñ ci njëg gi dana feeñ ci qualité bi waaw ndax norme yi mu ko teg dafa sori mooy norme internationale foofu la ko yóbbu kon kooku fi mu jëmale kër xaside yi weesu nañ njortu sëriñ bi kon foofu itam dinaa ko ci ndokkeel ci gërëm ñetteel bi itam mooy nangu gi mu nangu ànd ak ñun ci liggéey bi li mu fekk da ko soppiwut dafa dugg ci biir ànd kook noonu la mu fekk mu dugg ci mel ne moom ña ko tàmbali woon ñoo ci yem kon loolu itam war nañ ko cee ndokkeel ndax mënoon naa ñëw xëy na doxalee neneen loo xam ne daneen di jafe-jafe waaw waaye lu ma ko wax rek ci liggéey bi da ci daal di ànd ak man ñu seet na mu gën a baaxee rek ñu defee ko noonu ngir am ngërëmal sëriñ kon ñett yooyu tax na ma war koo gërëm war koo ndokkeel barab bii nag kër xasida yi dafa bokk ci yittey sëriñ Mountakha moom sëriñ bi moom fa mu ko teg ak la mu ko jox lu mu def rek xeeb na ko kon kër xasida yi bu jógee ñu jagleel ko xasida yi loola dafa méngoog li muy wax ak li muy jëf kon fii barab bii kër xasida yi la day dugganteeg bibliothèque bële ñuy ànd di mottalante ndax fële moom bibliothèque la bu universitaire boo xam ne ci wàllu recherche gëstu ak yu mel noonu étudiants yi dafa mën di toog di mën di gëstoog yu mel noonu ci biir université bi loolu fay dana ko mën waaye fii nag moom kër xasida yi la moom waaw ak nag la mu war a àndal lépp nag waaw bu ma waxee loolu rek dugal naa ci lépp waaw la mu war a àndal waaw loolu nag moo tax muy lu am solo ndax jàpp naa ne incha allah bu noppee lu mucc ayib lay doon benn lay doon te loolu xasida Sëriñ Tuubaa yi jar nañ ko ëpp waaw maa ngi sant bu baax Sëñ Atou di ko gërëm di ko wax ne ko ubbiku naa sama bunt ngir ànd ak moom lépp lu mu bëgg rek ci liggéey bi su ma ko xamee dinaa ci def sama kemt lay kattan waaw nu ànd ko jërëjëf. dégg naa luy sëñ Maam Thierno maa di taalibe maa ko war a firil wax na ni liggéey bi sëñ bi jëlee na ko noo xam ne li tubaab bi wax vignette moom lay doon ci biir liggéey bii boo xamul loolu mooy li tubaab bi wax timbre mooy lii wala nga ni symbole wala signature ku liggéey dara ku ne danga ko signé bii mooy signature sëñ bi may gërëmaat sëñ Abdou Lahad Kam yi moom itamit bi mu ñëwee fii xam naa sama nijaay la joo xam ne may ko ma soxna waaye fekk na ma fii moom it ne ma lu fi jafe ci yow la kon man taw feexi sëñ Mountakha jiitu na ma fii sëñ Thierno mi li ma defal mënu ma ko wax fii lettre de remerciement bi ma ko mujjee yónnee mi ngi fi sama oto kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di Modou Mamoun Mboup doon conducteur des travaux li nga xam ne moo jëm ci wàllu projet këru xasida yi
kon man ànd ak équipe bi nga xam ne bokk nañ ci ñi nga xam ne ñooy ñi jiite liggéey bi. bu dee ci wàllu liggéey bi pour tënk rek dañuy gis ne am na loo xam ne université bi xëy na tàmbali nañ ko lu yàgg sëñ bi door a tudd li nga xam ne mooy këru xasida yi mu doon kon projet boo xam ne bokk na ci li nga xam ne dañ ko ci yokk loolu tamit bu dee ci wàllu étude liñ ci mën a wax sëñ Atou am na lu mu ci leeral loo xam ne fekkoon nañ ay études de sol yi da ci bëri liggéey yooyu jiituñu moo tax bi ñu ñëwee ñun dañoo jël li nga xam ne mooy document yi fi disponible woon mën cee basé wu mën a tàmbali suñu liggéey moo tax ñu gagné temps ci lu bari bu dee ci wàllu conception bi bu dee idée bi xalaat bi idée bi kon ni ko sëñ Atou waxee léegi nga xam ne sëñ bi li mu junjoon mu doon këru xasida yi kon sëñ bi ci boppam moom moo définir li nga xam ne mooy argument de base bi kon sëñ Atou li mu wax léegi ci leeral ne loolu moom moo tax a jóg kon bibliothèque bi kon bibliothèque këru xasida yi lépp lu jëm ci wàllu documentation ak ci wàllu gëstu ci wàllu conception yi buñ ko waxee rek xëy na leeralu ko waaye en toute modestie daanaka xalaat yeeg gëstu bi conception bi idée yi ci forme yi lépp moom bokk na ci ñi nga xam ne moom ñooy initiateurs yi mu boole ko benn équipe boo xam ne xëy na dañ ko ci jàppale li nga xam ne architecture loolu mooy rôle am da ngay am sa projet am say idée moom nga wax ko mu concevoir la waaye moom daanaka architecte bi xëy na ci ay mise en forme leen ko jàppale waaye conception bi idée beeg lépp moom la bu dee ci wàllu étude technique yi tamit léegi nii ñu ngi ci doon jokkoo bari na ci li ko sëñ Atou leeralee léegi am na ci ay études yu ñu ci defoon wala ay plan yu njëkkoon concevoir mais ci ay recherche am ak ay gëstu bokk na ci ñu jël en considération normes yi mujj yi ci wàllu bibliothèque nga xam ne ci charge d'exploitation yi dafay yegg léegi ci moo xam ne da ngay moom léegi doon na ko wax mu jëm ci ay 1000 kilogrammes par mètre carré kon loolu ingénieur bi noonu waxtaanee léegi bu ñu ko doon xayma xëy na dañuy jàpp ne bâtiment bi ci ñeenti niveau lay toll muy sous-sol bi rez-de-chaussée premier ak deuxième étage mais ingénieur bi bu koy xayma moom da lay wax ne booy def charge 1000 kilogrammes par mètre carré dafa mel ni da nga jël lu toll ak ñeenti bâtiment yoo teg ci benn niveau kon day mel ni ñun suñu bâtiment bu ñu ko doon xayma niveau bu ci nekk dafa méngóog lu toll ak ñeenti étage kon loolu études yi ci leen tolloon ba fi mu ne nii jot na li nga xam ne mooy plan yi nga xam ne mooy plan structure yi nga xam ne visé nañ ko ci bureau de contrôle mu jaar fi mu war a jaar yëpp kon loolu moom fii leen toll tamit nag ci wàllu léegi li nga xam ne mooy mise en œuvre bi waaw kon daanaka ci résumé conception bi diggante yooyu yëpp dafa mel ni sëñ bi moom feeñal na ci boppam lépp ci li ñu waroon def ci juróom benn weer da nga naan ci weer lañ ko def li ñu waroon def ci ay études ay yooyu yëpp suñu borom tënk na ko boo xam ne xëy na plan yi lépp dajegul waaye li daje rek déjà xaaruñ ci dara ni mu ko doon waxee kon dinoon na ci course contre la montre par rapport ak nawet bii ñu jëm nga xam ne équipe bi dynamisme beeg loolu tamit dafa feeñ ci liggéey bi aménagement yi installation chantier yi da ngay gis ne lépp rek dafa mel ni loo xam ne dañ ko gas mu sulli ko ci suuf si mu génn ndax gaawaay ak tegu ci yoon. planification yi loolu ni mu ko waxee léegi mënuñu ci tëngu parce que da ci am yoo xam ne considération am peut-être étude bi yëpp mënul daje parce que diggante bi ko sëñ bi tuddee ak léegi bu ñu xoolee ak léegi diggante bi étude bi rek waroon na mën a jënd at wala ak at ak lu teg ñuy xalaat ci projet beeg yooyu waaye lépp da ngay gis ne dañ koy anticiper ci wàllu xalaat fu mu ci war a jëm fu ne ñu tënk noo xam ne bu ñëwee rek dañuy adapté wu dem. mais ci wàllu planification da ngay gis ne étude am na luñ ci lu téye tuuti la ca des lépp nag dañuy adapté wu rek mais dañuy fexe moom moo doon daan tawaytu nga xam ne lépp dañ koy taxañ ci diggante bu gaaw incha allah ñu bëgg sëñ Mountakha daal nu mu gën a gaawee mën a ñëw inauguré projet ci barke sëñ Touba Mbacké. loolu yi lépp tam dañuy gis ne contexte la waaye daf ñuy delloo si ci li nga xam ne mooy jamono sëñ Modou Moustapha ci contexte yi gënoon jafe la tàmbale li nga xam ne mooy liggéey jumaa ji waaye lépp day dajeeg tawfeex ñun moom dañuy bu ñuy xool dañuy gis ne ñun xëy na loolu contrainte la ci fii ñu toll mais tawféex la ñun gisuñu jafe-jafe yi sëñ baa ngi jàpp ne lépp ñi ngi mën a luñ ci làmb rek mu nooy nepp moom daal dëgg sant yàlla loolu moom gisaguñ ci benn gàllankoor barke borom Tuubaa. soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane.